naa tey comme ni ngeen gisee titre bi bind naa rassemblement des grands salafistes et wahhabites du Sénégal au Grand Théâtre ñu ne dañoo bëgg a xam li ñu doon def ñoom suñu doom yu bàjjen yu baax yooyu noonu ndeysaan yal na yàlla kii leen ndax li ñu doon def nu mu tudd ndax opération de communication la wala opération de séduction la woon wala itam démonstration de force la woon bëgg nañoo xam daal lan la parce que sans doute depuis dimanche ba léegi dimanche lañ ko defoon ça va faire une semaine demain nit ñaa ngi ciy wax ku nekk a ngi ciy wax man j'ai pas préféré wax ci teel ndax d'abord comme ni ngeen ko xamee olof yi dañuy wax ne buy taw kenn du fobeere naka noonu tamit bu coow li bëree ku nekk di wax yow boo waxee xëy na sa wax mën nañ ko boole rek ci coow yi nga xamante ne gars yi moom la ñuy def wala sax mu bañ a am impact ak effet bi mu war a am donc j'ai préféré bàyyi ba nga xamante ne jour bi nga xamante ne ñun ci la ñuy dajee ñu wax ci li nga xamante ne mooy suñu xalaat et ça va nous permettre wala ça allait nous permettre ñu mën a am recul mën a déglu côté yépp itam déglu ñoom salafiste yi dégluwaat leen waaye tamit déglu suñu mbokk suufiyee yi nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi leen di apporter réplique ñi dégluwaat leen déglu képp ku wax daal alhamdulilah jéem naa fexe le maximum possible ak maandute déglu naa salafiste yi commencé ko ci seen xutbu zaman bu mag bi ki nga xamante ne moo sos seen tariqa bi fii ci Sénégal te moo ko jiite muy Sayyiduna wa Mawlana Cheikhana son éminence docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu déglu naa ko bu baax du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeenti yoon te à chaque fois bu ma koy déglu de deux choses l'une soit damay tëju man kenn soit damay rof samay écouteurs nga xam ne dara du ma déranger loolu yëpp lan laa ci jublu mooy dama ko bëggoon déglu ak yéene bu rafet d'abord waaye tamit ànd ceeg fas yéene bu ma gisee ci waxam ji lu ci jar a jël luy dëgg lu ñu war a jàpp ma jàpp ko ndax dañu ñaan yàlla mu musal ñu ci fanatisme forme bu mu mënti doon waaye itam dama ko doon déglu ci bu ma gisee lu mu wax te ma jàpp ne njumte la xëy na bu ma ko dégluwaatee dinaa comprendre que ne du njumte wala bu ma gisee lu mu wax ma jàpp ne dëgg la bu ma ko dégluwaatee dinaa comprendre ne am na lu ci lëmasu looloo waral ma déglu ko dégluwaat ko suñu mbokk yi wax ci beneen côté bi tamit déglu naa ci kenn ku nekk ci ñoom léegi nag man li ma ci jàngatee dinaa ci ñëw ci kanam waaye nañu commencer d'abord ci benn mise au point nga xamante ne moom mooy nekk comme suñu muqaddima premièrement comme ni ñu titré ñu ne ndax démonstration de force la salafiste yi doon def wala opération de séduction la xam nga ñu bari fi mu toll nii ñu ngi nekk di leen attaquer de tout bord ñi nga xamante ne ànduñoo ak ñoom ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom tamit ba léegi ñu ngi mel ni ñu jëfarul dafa mel ni seen xalil maanaam seen mar dafa mel ni naanaguñ du leen màndil ba léegi ñu ngi continuer communication bi rajo yi télé yi site internet yi fu nekk ñu ngi fay wax ñun taalibe tasawuf yi dafa am benn problème bu ñu dal te chaque jour dinaa koy souligner ñu bari dañ ma dul bàyyi xel wala xëy na dañuy jàpp ne wax ji waxu benn haawulaay buy wax la mais xellante woon ñu ko doon bàyyi xel mooy ñun nous sommes toujours dans la réaction et spontanéité alors que suñu doomi bàjjen yi ñoom ils sont toujours dans la planification ak déroulement d'un plan bien organisé je dis bien wala ma répété ko ñun nous sommes toujours ci benn réaction ak spontanéité ñoom suñu doom bàjjen yi ils sont toujours dans la planification et déroulement d'un plan bien organisé lan laa jublu ci lii gis nga li ñu def Grand Théâtre dimanche passé képp ku jàpp ne lu hasard la loo xamante ne xew-xew yi am seen diggante ak waa Touba wala coow yi am moo ko waral képp ku jàpp loolu ça veut dire que da nga analyser mbir mi ci angle bu gàtt waxuma ne amunoo analyser mais da nga ko analyser ci angle bu gàtt trop naka noonu tamit képp ku jàpp ne dañ ko def noonu ñoom af wal xaatir maanaam dañoo jékki-jékki rek def ko nii parce que dafa am benn affaire bu ko imposer la situation impose wala oblige comme ni ñu koy waxee ça veut dire que tu n'as pas compris tu passes complètement à côté nañ dégluwante bu baax ñëwuma pour saaga kenn ñëwuma pour attaquer kenn je viens pour donner sama point de vue ci li nga xamante ne moom moo am ak soubassement yi nga xamante ne man comprendre naa ko ci mën naa am ma juum nag duuma malaayka duuma yónentu bu yàlla yónni
gis nga li ñu def Grand Théâtre lu ñu togg la depuis 1980 nangam maanaam duwul lu commencé sax ci année 2000 yi duwul lu commencé ci année 2000 yi togg bu yàgg la léegi togg bi nekku doon ne dañ koo sotti pour lekk de dañ doon ñam ba xam xorom bi baax na wala déet xam nga jigéen ñi suñ mbokk jigéen ñi buy togg des fois mu dem ba mu yàgg mu toqal nii ñam ba xam xorom si yem na wala suukar si yem na. li ñu def Grand Théâtre dimanche passé noonu la men maanaam togg ba ñu tegoon cën la ñu toggoon pour cën la ñu tegoon pour teg ko ci togg ko Sénégal ci atum 1900 nangam yi moom lañ doon ñam ba xam suukar seeg xorom si yem na ou pas. léegi nag des na beneen phase mooy phase bi ñu yekkee la nekk ci cël li pour nit ñi lekk ko loolu benn la léegi nag dina am situation buy mën a am mu am benn xew-xew buy mën a déclencher benn affaire mu tombé olof yi di wax ne tombé mooy waral ay gaaf dinaa wax olof dinaa wax tubaab dinaa wax bépp maa ngi jéggalu taalibe Sëñ Fàllu mais bépp langue bu ñëw sama làmmiñ ci li ma war a wax dinaa ko wax ñun làkk tënkut ñu l'essentiel mooy ne message bi jàll bokkuñu ci ñi nga xamante ne dañ naan làkk nangam wala nangam ak nangam alors ku mën a comprendre ngeen dimbale ñu ngeen comprendre ku mënut itam ñu jéggal ñu ngi koy jéggalu ma ne li ñu def Grand Théâtre togg bu yàgg la bu ñuy ñam xorom beeg suukar bi ndax saf na wala saful léegi li des mooy bu togg boobu ñoree ñu yàq ko c'est une planification bien déroulée et un plan boo xamante ne systématiquement dañu koy togg di ko teg te ba léegi fa ñu jëm waxaguñu ko ku am seetlu nag am ak analyse di nga séen fa ñu jëm horizon bi yaa ngi koy séen ku ko amul nag yow yaay jàpp ne ay këréel la nii rek boo xamante ne benn déclaration Sëñ Amsatu Mbàkke moo ko waral wala ay taalibe yu jugoon dem attaqué ngaabu wala dem attaqué xaw ma fan moo ko waral ku amul seetlu loolu ngay jàpp. léegi ñun tasawuf wala ñun taalibe mu tasawuf fay c'est quoi notre problème dans tout ça mooy nous sommes dans la réaction maanaam damay dem tëdd nelaw ba mu neex ma Cheikh Baye wala Massamba wala Mademba chaque jour bu nekkee di wax ma naan kooku il est toujours dans la polémique it polémiste la nangam léegi bu ne këtt ne jonn ma daal di jóg ne damay réagir loolu mooy suñu problème ñun alors que ki ñëw pour attaquer la moom dafa planifier attaque bi planifier mode opératoire bi planifier heure bi planifier lépp mu ngi mel ni bu ma la ko jox misaal bu jege élève bi war a jàngi mu def montre am réveil nekk ci ay digg nelawam montre bi sonné gis nga ni muy tiitee noonu benn instant mel ni ku kii ñun fi mu toll nii ci suñu réaction yi ñu bari foofu la leen di mbir mi di toll moo tax bu ñuy tëb di réactionné da ngay gis soit ay saaga lay doon wala ay violence lay doon wala ay waxu kasaw lay doon sax xuloo dàgg sant ci lay doon alors que ñoom ñi ñu attaqué dañu viser bu baax a baax fan la ñu war a dóor dañu togg naka lañ ko war a dóoree dañu togg kañ lañ ko war a dóor dañu togg kan moo ko war a dóor ak kan moo warta dóor li mooy ñaareel bi léegi rassemblement am na man dama gëm ne ñaari yëf ñoo ci dajewoo mooy démonstration de force ay nit ñuy natt seen doole ñaareel bi mooy opération de séduction parce que am na ay faits yu am ak i changement yu am yoo xamante ne ñoom bëgg nañoo recycler waat te loolu nañ toppante déglulee ma ndànk-ndànk vous allez comprendre li ma ci jublu. Ahmed Lo yonentu yàlla Ahmed Lo mi jiite xalif généralu tariqa mer ngemb yi ci Sénégal kañ ngeen ko mës a gis depuis ba mu bindee téereem bi ñëpp ci Sénégal mu oote rassemblement bu mel nii kañ la mës a am tontu bi mooy mësta am. pourquoi bàyyi ba ki tudd Cheikh Tidiane Gaye nekkatul ci Sénégal bàyyi ba ki tudd Sidi Lamine Niass nekkatul ci Sénégal mu mën a oser taxaw def lii pourquoi dafay feeñ ci discours am parce que ci biir discours bi yéen a ngi dégg mu ngi wax ne médias yi nga xamante ne nii du ñu bind du ñu nàngam ci ñun ndax foogoon nañ ne attaques yi ñu ñuy def médias yi bon nañ koo kii maanaam mu ngi nekk di sànni médias yi xeer bu Sidi Lamine doon dund du ñemee wax loolu ci làmmiñam parce que Sidi Lamine kat rahimahullah ñaata yoon
Sidi Lamine ñaata yoon la tàllal Ahmed Lo micro ñaata yoon la ko tàllal plateau ñaata yoon la ko tàllal temps d'antenne ne ko ñëwal saay bu la neexee bis bu la neexee weer bu la neexee Ahmed Lo bañ. kon bu Sidi Lamine doon dund moom phrase boobu du ko ñemee prononcé léegi nag temps bi xëy na ñun ñooy gis ne yàgg na xëy na sax ñi dem ba jàpp ne amul benn rapport bu mu am fekk déedéet am na rapport bu rëy a rëy Sidi Lamine mu ngi génn àdduna 2018 Ahmed Lo def rassemblement bi 2021 lu tax diir ak li Sidi Lamine dund ñemewu kaa def lu tax diir ak li Cheikh Tidiane Gaye dund ñemewu kaa def vous allez comprendre bu ngeen ma toppee. lii moo tax nag wahabis yi moom foo tuddee Cheikh Baye ñu dagg saaga parce que man yi ñuy def balaa ñu koy def ak li ñuy xalaat balaa ñu koy xalaat man ci laa leen ciy jiitu suñu yeneen mbokk yi nag moom dañuy xaar ba gaa yi def ba pare ñoom ñu ne soog a nekk di kii ku comprendre ne salafisme bukki bu sàngoo deru bay la tu n'as rien compris dans ta religion. léegi nag am na ay mbir yoo xamante ne bëgg naa ñu wax ci bu ñu waxee ci rassemblement ba pare danañ wax ci façon réaction bi nga xamante ne moom la leen nit ñi apporté. ñetteel bi danañu wax ci sufiyanke wala taalibi sufiyanke yi nga xamante ne ñoom ñooy jéem a am tadaamun maanaam ñoom ñooy jéem a am compassion di jéem a collaborer ak salafiste yi soit ci seen discours soit ci seen présence ñi nga xamante ne dem nañ fa peut-être ils se sont trompés de bonne foi mais dinañu ci ñëw. léegi Ahmed Lo woote na rassemblement taalibeem yépp wuyu nañ ko wax nañ ne ba ci sous-région bi sax am na ay kaar yu fa jugee. blague à part bu ñu tegee blague yi à part ay gàmmu la ak ay bidaa bu ñu sos la loolu yëpp nañ ko teg à part nañu analyser une personne boo xamante ne moom mooy gis ay nit ñuy jugee Nigéria wala Mali wala Bénin wala Ghana di ñëw ci gàmmu Medina Baye wala di ñëw màggal Touba wala di ñëw gàmmu Tiwaawan muy taxaw ci kaw mimbaram di ko diingat di ko ŋàññi di ko xas tey jii kooku woote rassemblement en moins d'une semaine ñu def ay affiche def ay communication def ay publicité ba pare ay car ak bus jugee fu nekk ci sous-région bi Mali Guinée nangam ak nangam ak nangam bi mu ñëwee il a axé son discours ci ñetti point ginnaaw bi mu defee li muy def ba pare bon introduction yeeg yooyu yëpp waxoon naa leen ko fi samedi passé que ne leen nii ak nii ak nii lay demee xëy na bi ma koy wax ñu bëri foogoon nañ damaa nekk di leen tooñ mais man je savais pertinemment duuma Selbé Ndom nag duuma gisaane kat mais salafiste ab salafiste lu mu nar a def maanaam lu mu nar a gént tey ci guddi man mën naa la kaa wax bu tëddee bu dee ci wàllu diineem ak ci doxal diineem la aju bon métaphore laa wax ab salafiste lu mu nar a gént tey ci guddi balaa muy tëdd mën naa la ko wax bu dee ci wàllu diineem la aju donc ni ñu ko déroulé noonu que ne dañuy ñëw ñi escorté Ahmed Lo taalibe danañ ñëw foofu ànd ak ay garde du corps bu ñëwee kii mooy ubbi alxuraan kii mooy yor micro central bi nii la koy distribuer Ahmed Lo mooy mujj wax buñ paree ñaan ni ma ko waxee yëpp noonu la tëddee woon alhamdulilahi rabbil alamin dugguma ci seen secret duuma agent secret awma infiltré ci seen biir awma ay tuub mais dama leen na xam nu raw ni ma xamee sama rëdd baaraam yi dama leen a xam léegi bi mu ñëwee ki njëkk a jël parole wala ci kenn ci ñi njëkk a jël parole fi mu njëkkee mooy opération de séduction jéem a jël nit ñi par les sentiments commencé wax jaar-jaaru Ahmed Lo ak bokk gi mu bokk ak nit ñi fii ci Sénégal rawatina waa Touba mais xam ngeen Ahmed Lo livre am bi mu bind muy Taqdisul Ashxaas mais sëriñu Sénégal yi fi gën a siiw ñëpp sëñ Touba rek la fi tuddul ak Cheikh Ibra Fall ak waa Touba yi maanaam ñoom rek la ci épargne ñoom kese la ci tuddul mooy ne intelligemment gis ngeen Ahmed Lo xel mi rëy ku jàpp ne Ahmed Lo ab dof la tu te trompes xel mi moo gën a yaatu bu Abu Lahab bi moo gën a yaatu bu Abu Jahl bi moo gën a yaatu bu Iblis bi xel mi comme innama sabilu lépp lu muy def amul lu ci anodin lépp lu muy def amul lu ci anodin pas bu mu teg amul lu anodin ci biir léegi bi mu ñëwee commencé wax ak bokkam ak waa Touba ak ni waajuram bu góor bokkee foofu maanaam mu ngi bëgg a am ay alliés ci waa Touba pour loolu servir ko de base pour mu mën a faire face ñi nga xamante ne ñoom la bëgg a éradiquer muy yeneen mu tasawifa yi te bu paree ci waa Touba yi la jëm si. moo tax cité na Cheikh Ibrahima Niass ci téeréem bi cité na Cheikhu Tidiane cité na Cheikh Omarul Fouti nommément mais Serigne Touba dafa mel ni Ahmed Lo da koo fàtte wala ku tudd Serigne Touba amul ci Sénégal
léegi nañ tegee de côté wax ne waaye juróom yenul na sëñ Touba xaw ma lan ba boo yaa kii deru boppam bi xolleeku ainsi de suite nañ tegee loolu yëpp de côté nañ tegee de côté affaire u aatifiya maanaam affaire u sentiment yi ñuy jéem a jëlee nit ñi naan waaw bokk la fii la dëkk kenn mënu ko fee génnee. Abu Lahab bi yàlla wàccee ci moom tabbat yadaa abi lahabin wa tabb moog waay juru yonentu bu góor ñoo bokk moog waay juru yonentu bu góor ñoo bokk benn waay jur bu leen jur Abu Lahab bi yàlla wàccee ci moom tabbat yadaa abi lahabin moog yonentu bi ay dëkkandoo lañ woon ñaari kër ñoo doxoon seen diggante. kon wax ne Touba la dëkk fii la juddoo ça veut rien dire absolument rien dire ay waxu kasaw la ça ne veut rien dire wax ne Touba la juddoo Abu Lahab Màkka la juddoo. wax ne Touba la dëkk dafa jege sëriñ si këram ak kër sëriñ si ay nangam Abu Lahab këram ak kër yonent bi ñaari kër ñoo ci doxoon ay dëkkandoo lañ bu sëqatee bu baax yonent baa ngi koy dégg ci këram. wax ne moom dafa bokk ci Touba ci wàllu deret Abu Lahab ak ki jur yonent bi ñoo bokk benn waay jur bu leen jur ça ne veut rien dire te mu gën a yées ci lu yàlla bind ci xeet bi. kon Ahmed Lo bokk Touba wala mu bokk fa ci deret ça ne veut rien dire absolument rien dire ci ko am ak seetlu tuuti wala mu xam dara. donc discours boobu ngir yàlla ngeen tegee ko de côté naka noonu tamit ay Touba la jàngee fii la commencé jàng nangam Musaylamatul Kazzab mi ngeen di dégg dafa ñëw ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam durant 6 mois jàng alxuraan ba muy dem am ñu mu ànd ak dem doog a woote ne ab yonentu la. kon yow nga jàngee Touba ci sëñ As Jaxate wala ci sëñ diw wala ci sëñ diw ça veut pas dire que da ngay nekk nit ku baax ba doo wax lu bon wala doo saaga wala doo xaste. parce que Musaylamatul Kazzab jiitu na la ci ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngi si ci moom jël alxuraan bi mu delloo woote ne ab yonent bu yàlla yónni la. alors ñaareelu point bi wala ñaareelu tànk bi ñu teg mooy ginnaaw loolu jël nañ nag discours yi ki njëkk a jël wax na ci nangam ak nangam keneen ki jël wax na gis nga seen discours yooyu. lu ñu toog la planifié ko kii ne yow yaay waxee ci axe bi kii ne yow yaay waxee ci axe bi yow fii ngay duggee man fii laay duggee yow fi ngay duggee ak man fi may duggee du bokk. c'était bien planifié et bien programmé ay guddi la ñu toog ay guddi moom la ñu toog xalaat loolu togg ko ba mu ñor te li Ahmed Lo wax ak li Ibrahima Khalil Lo wax réeroowuñu maanaam fi mu toog noonu Ahmed Lo bu amoon empêchement Ibrahima Khalil Lo mën na tari discours Ahmed Lo bi à sa place. naka noonu Ibrahima Khalil Lo bu amoon empêchement Ahmed Lo mën na tari discours Ibrahima Khalil Lo bi à sa place parce que kenn ku nekk xam nga li sa morom war a wax buñ bëggee ma wax leen ki bind discours bi. léegi Ibrahima Khalil Lo bi muy wax bu ngeen seetloo façon bi mu waxee bokkut ak bi Ahmed Lo waxee mooy dafa ñëw commencé tudd Serigne Touba tudd Masalikul Jinaan jël ay citation teg. commencé naan waaw alxuraan wax na nangam di jéem a victimiser wu Ahmed Lo bi mu ñëwee comme moom mooy seen xutbu bu mag bi mooy chef de gang bi il a fait une chose très dangereuse très très dangereuse ku ko comprendrewul da ngay foog ne kii li mu wax yëpp dëgg la wala am na lu ci nekk dëgg fekk li mu wax li ko daggee alif ba yaa maanaam A ba Z lépp ay kasaw la. premièrement dafa commencé discours am ci dégager ay responsabilités am ak setal boppam wane ne moom dañ koy tuumaal ci benn téere bu ñu bind te ñu koy tuumaal ay nit lañ ñoo xamante ne ni dañoo mal intentionné pour jaxase ko ak nit ñi. téere boobu noonu bi mu ko bindee yàgg na depuis nangami at la ko bind léegi nag téere boobu la ñuy jël di ko dekkilaat nañu taxaw foofu tuuti. Ahmed Lo téere bi mu ko bindee yàgg na lu mu yàgg matagul 30 ans 1996 la wala 97. Cheikhou Tidiane mi nga tudd ci sa téere bi Cheikhou Tidiane sa diggante moom lu mu gàtt 200 ans dox na ci lu tax ngay jëm ci jële ay téeram di tudd moom. wala yow am nga droit tudd ku la rawee 200 ans ci sa téere mais yow ñi nga rawee 20 ans 25 ans waruñoo tudd sa téere 92 97 yëpp benn la ci 1990 yi la tege en tout cas téere bi 97 la dugg Sénégal wala 96 léegi yow am nga droit cité ñu la rawee 200 ans 300 ans 500 ans tudd nga Abdul Wahab Charani magee na la lu mu bon 6 siècles
600 ans tudd nga Ibnu Arabil Xaatimi. Ibnu Arabil Xaatimi magee na la lu mu bon juróom benn téeméeru at mais yow sa téere bi ñi mu magee 20 ans nga ne buñ ko tudd. li ma leen di wax toujours la doomi yàlla amul ci diggante ñun ak yéen de ñun ñëpp ay doomi aadama lañ bu fekkee da ngeen a jàpp ne yéen a ñu gën wala yéen ay doomi yàlla ngeen sëti yahudi jarbaatu nasaraan il faut que vous vous trompez. Alors loolu la commencé ci dégager responsabilité boobu ñaareel bi mu def lu ñuy tuddee menace ak défi naan mu ngi lancé défi ku wax nangam ci wahdatul wujud mu ngi lancé défi nangam moom deful lu dul cité. danañ ci ñëw ci partie boobu noonu loolu yaatu la ñetteel bi mu daal di commencé nag opération de séduction bi mooy sang ak rafetal image bi nga xamante ne moom foofu la bokk ak diine ga mu bokk muy diine salafisme diine wahabisme wane ne diine bu rafet la buy woote ci mbaax la buy woote ci njub la buy woote ci xam-xam la buy woote ci yàlla nee na yonent bi nee na la buy xeex mbon la. foofu nag ci opération de séduction boobu foofu la daal di dugalee waxu sëñ Touba gi mu wax ne Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon. may leen ma entre parenthèse foofu wax jooju gis naa murid yu bëri di ko rafetlu naan nangam mais malheureusement peut-être ils n'ont pas compris. Ahmed Lo il n'a pas dit que Serigne Touba sunni yu la woon ci ahlu sunnati wal jamaa la bokkoon il ne l'a pas dit. Il a dit que ay jàngaleem ci alxuraan ak sunna la ko tegoon. Il y a une grande différence entre maanaam ca ñoom wahabiste yi il y a une grande différence entre ñu ne la kii sunni yu la ci ahlu sunna wal jamaa la bokk ak kii daf doon jéem a dox ci alxuraan ak sunna. parce que buñ ne la kii dafay jéem a dox ci alxuraan ak sunna lañ la ciy tegal mooy mën naa juum mën naa tarxiis ndëggoom mën naa rëcc waaye buñ ne la kii ci waa ahlu sunna la bokk lañ la ciy tegal mooy ne kooku ku jara roy la ku jara topp la ku jara suivre ay jàngaleem la. ñaari notion yi lu am solo la ca ñoom wahabiste yi te malheureusement sufiyanke yi ma gis ñi rafetlu wax yëpp ils n'ont pas compris cela. bu bëggoon na wax Serigne Touba lu rafet konoon dafa waroon na wax ne Serigne Touba ci ahlu sunnati wal jamaa la bokkoon bu doon daf koo bëgg a wax lu rafet bu doon tagg la jublu ci wax jooju mais wax ji mu wax ne ci alxuraan ak sunna la doon jéem a dox loolu moo koy may ay taalibeem plus tard après ñu wax ne nag malgré loolu juum na fii buntu boobu la doon ubbi te moom lañ yàgg ubbi. léegi nga laaj ko da nga koy laaj bu waxee loolu sëñ Touba nee nga ci alxuraan ak sunna la nekkoon léegi yow ci alxuraan ak sunna nga nekk mu ne la waaw léegi pourquoi mësuma laa gis ci sa dund yow wala say taalibe wala sa école wala sa juma mësuma leen a gis ngeen ubbi benn téere sëñ Touba di ko jàngale wala gëmu leen ne ci biir téere sëñ Touba yooyu moom jàngalee alxuraan ak sunna ñoo fa nekk. bu fekkee ne gëm ngeen ne ci biir téere Serigne Touba yi jàngale alxuraan ak sunna ñoo ca nekk kon war ngeen na mën a ubbi téere Serigne Touba jàngale ko comme ni ngeen di ubbee téere Ibnu Usaymin ak téere Ben Baz ak téere Albani ak téere Ibnu Taymiya. bu dee nag da ngeen na wax ci seen làmmiñ que ne Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la doon dox te malgré loolu yéen a ngi séexlu ay téere ba du ngeen ko ubbi jàngale ko mooy ne li ngeen wax ci seen làmmiñ yeggul seen xol wax ji du dëgg ci yéen. parce que da ngeen a jàpp ni téere boobu yellut pour ñu jàngalee ko ndax ay réer moo ci nekk bu doon da ngeen a gëm ne ay njub moo ci nekk comme ni ngeen ko njortee ci téere Ibnu Taymiya yi da ngeen ko ubbi jàngale ko ndax moom moo gën a yey ci ngeen jàngale ko fii ci Sénégal. ubbi téere Sëñ Touba wala téere Baye Niass wala téere Maam Khalifa wala téere Sidi Hadj Malick fii ci Sénégal jàngale ko moo gën a yey ka nga naan da ngay ubbi téere Ibnu Taymiya wala téere Ben Baz di ko jàngale. léegi laaj leen ko loolu rek. ku la wax loolu ci salafiste rek laaj ko laaj bi gëm nga ne Sëñ Touba ci sunna nangam la nekkoon waaw gëm nga ne Baye Niass ci alxuraan ak sunna la nekkoon waaw léegi ubbil ay téeram nga jàngale ko. naxikaay la bu ñuy naxee ñu baree bari ci mutasawifa yi. Omar Sall dégg ngeen ko ci xutbaam bi gaa yaa ngi koy tasaare mu ne dafa am benn waay bu ko woo naan ko xawma lan ngeen wuuteeg ñun nangam ak nangam. mu ne ko wuutewuñu ak yéen mag ñi dafa am lu ñu fi bàyyi woon lu baax ginnaaw gi nit ñi yàqu gis ngeen loolu dafa bokk ci les ruses yi nga xamante ne salafiste yi dañ koy def dañuy ñëw ne la ñun amuñu problème ak mag ñi li mag ñi jàngale woon moom la ñu teg suñu tànk
léegi yéen ñi ñëw ginnaaw gi yéen a yàq jàngalee mag ñi. léegi salafiste bi bu la waxee loolu ngir yàlla balaa muy dem taxaw ne ko kaay ne ko mag ñi dañ daan gàmm lan mooy sa position ci gàmm yow ndax gàmm lu baax la walla lu bon la bu ne la gàmm lu baax la ne ko lu la ko teree def bu ne la gàmm lu bon la ne ko kon li nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi sampoon ñun ñoo ko yàq waxoo dëgg muy benn. ñaareel bi nga ne ko mag ñi dañoo gëmoon am sëriñ jàpp ci moom mu jox sa digganteeg yàlla yow lan mooy sa position ci loolu ci diine bu ne la kenn warta jàpp sëriñ nga ne ko kon wuute nga ak mag ñi yow te man maa dëppoo ak mag ñi parce que li mag ñi jàngale ci laa nekkoon léegi loolu bu fekkee lu bon la lu tax ngay wax ne kon mag ñi lu baax lañ fi bàyyi woon kon nekk li nga wax noonu gëmoo ko lu dëgg ci yow. ñetteel bi nga ne ko mag ñi dañoo gëmoon ne nit ki war naa jugee këram dem ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan mooy sa position ci wax jooju ak gëm-gëm boobu bu ne la loolu luñ mën a def la ne ko pourquoi doo koy def doo koy jàngale bu ne la luñ mënta def la ne ko pourquoi kon nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi jàngale woon bu fekkee nee na lu bon la ne ko pourquoi nga wax ne mag ñi lu baax lañ fi jàngale. ñetteel bi ne ko mag ñi dañoo gëmoon ne nit ki war naa mën a ñaan yàlla ci barke yonentu bi wala ci barke benn nit bu am barke mooy tawassul laaj ko lan mooy position ci loolu bu ne la loolu lu bon la kenn waru kaa def nga ne ko mag ñi jàngale nañ ko kon dangaa bëgg a wax ne mag ñi lu bon lañ jàngale et pourquoi kon ngay ñëw di ma jéem a nax di ma jéem a tromper naan ma mag ñi dañ fee bàyyi lu baax ñun ñi ñëw seen ginnaaw ñoo ko yàq pourquoi nga ñëw di ma jéem a tromper naan ma yow yaa gën a dëppoog mag ñi man mi ñëw ginnaaw gi maa wuuteeg mag ñi te li mag ñi gëmoon yépp yow gëmoo ci benn lu tax nee ko mag ñi dañoo gëmoon bind ay xasaayit ay bayit di ci tagg yonent bi di ko màggal yow lan mooy sa position ci loolu bu ne la lu baax la nee ko lu tax doo koy def bu ne la lu bon la nee ko mag ñi def nañ ko kon lu tax nga ñëw di ma bëgg a nax naan ma yow yaa dëppook mag ñi man maa wuuteek mag ñi toppee ko noonu ba mu jeex da ngay gis ne à 100% ñoom ñoo wuute ak li fi mag ñi bàyyi woon ba pare ñëw di la jéem a nax parce que ñemewuñ laa wax ouvertement que ne mag ñi lu bon lañ fi tegoon ñemewuñ laa wax ouvertement que ne ñoom seen pas-pas ci mag ñi mooy ne réer la. Ahmed Lo def na la même chose naan Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon ñoom amuñu problème ak nit ñi ñoom jëf yi la ñuy wax jëf yi la ñuy ŋàññi mu daal di jeexalee waxam ji ne dafay lancer ñetti lettre ouverte yoo xamante ne benn bi mu ngi ko jëmale ci état bi. benn bi mu ngi ko jëmale ci ay taalibeem benn bi mu ngi ko jëmale ci ay mbokkam yi mu dëkk ak Touba bon nañ taxaw benn bu nekk ñi jàngat ci bi ñu ci gën a ñor nag mooy bi mu jox état bi ak bi mu jox ay taalibeem bi mu jox état bi daf ci wax ne kañ ilaa mata maanaam ba kañ la ñuy toog di seetaan ay nit di jug di attaquer nit sans raison et sans conséquence kañ la ñuy xaar maanaam ba kañ la ñuy bàyyi la violence à la portée de tout le monde mais Ahmed Lo waroon naa fàttaliku te mu waxaale ko état bi lan moo jur réaction bu violente bi lan moo ko jur ñaata nit ñoo jàngi ci Sénégal ñëw amee seeni doctrine amee seeni xam-xam amee seeni diplôme amee seen doctorat ak seeni masters ak seeni professorat kenn demul seen kër attaqué leen kenn waxu leen lu ñaaw ñaata nit la pourquoi yow bizaat yow ak sa mbooloo lan moo ko waral loolu waroon nga kaa waxaale état bi mais xëy na danga ko fàtte mais man dinaa la ko wax te dinaa ko wax état bi ñu dégg ko li ko waral mooy dangaa bind benn téere boo xamante ne la nga def ci téere ba amul ku la ci jiitu ci Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba léegi mooy téere bi danga kaa tuddee ne taqdisul ashxaas fil fikri suufi maanaam sellal gi nga xamante ne nii moom la waa tasawuf ci seeni xalaatin di sellalee ay doomi aadama ba di leen yéegal ci maqaama yàlla ak ab yonentam téere boobu noonu boo ko liiree ba pare téere bi boo ko liiree ba mu jeex résultat bi nga ciy génnee mooy benn affaire ci diine bu ñuy tuddee tasawuf bokkul ci diine ji benn infiltration la boo xam ne luy yàqu ci diine ji looloo ko yàq maanaam fikra boobu moom ngay génnee boo paree ci liir téere bi bu fekkee gëm nga li muy wax bien sûr léegi
mag ñi nekk ci Sénégal yépp Ahmed Lo waroon ngaa waxaale état bi ci lettre ba nga ko envoyé verbalement nga wax leen ne mag ñi nekk Sénégal yépp la ñu gëm loolu muy tasawuf man moom laa jël takku ko ci mbuus sànni ci poubelle bi looloo tax ma am ak seeni taalibe problème loolu waroon nga kaa waxaale dafa bokk ci mandute te yow borom xam-xam nga nee nañ ko mandu nga waroon ngaa waxaale loolu mais comme waxoo ko man dinaa la ko fàttali après prochainement booy defaat beneen kii annuel nga kii ko nga istidrak ko waroon ngaa waxaale sa gars yi tamit ne waa état bi nga doon waxat surtout Moustapha Diakhaté mu ngi fa woon gis naa ko waroon nga kaa joxaale message mu yóbbul ko Mawlaana ne ko man Ahmed Lo maa bind téere wax ci biir téere ba ne Cheikh Ibrahim Niass muy Baye Niass ak sëriñam Cheikhu Tidiane ak Cheikh Umarul Fouti dañoo gëm benn pas-pas boo xamante ne ku ko gëm yéeféer la loolu waroon nga kaa waxaale bu fekkee da nga fàtte page bi xaaral ma fàttali la ko boo delloo ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi mooy téere bi son éminence bind di nga gis ci volume 1 ci page 555 5 ak 5 ak 5 son éminence di wax ne wa amma Cheikh Ibrahim Niass faqad kaana aksara tijaaniyina al mutaaxirina taxqiqan li aqidati waxdati l wujud quant à Cheikh Ibrahim Niass moom mooy l'un wala le plus grand tijaan ci ñi nga xamante ne ñoo mujj ñuy saxal di dëggal pas-pasu waxdatul wujud Cheikh Ibrahim Niass moom ci magu Sénégal yi la bokk ñi nga xamante ne yow yaa toog ci Grand Théâtre ni mosoo leen a saaga Cheikh Ibrahim Niass kenn la ci ñooñu nga xamante ne minimum ay millions ngi nit ñoo ko topp minimum ay millions ñoo ko topp nga ñemee wax ne kooku bokk na ci ñi gën a dëggal pas-pas boo xamante ne boroom xam-xam yi nee nañu ku gëm pas-pas boobu yéeféer la lan nga ñu bëgg a jox comme résultat mooy ne kon kooku yéeféer la parce que ci biir wax ji yaa ngi wax ne xatta bana zawiyatin istaqtaba tijaaniyina min kaafati bilaadi garbi ifriqiya ilayha li tarbiyatihim ala hazihi al aqida ba mu dem ba tabax benn zawiya muy juma maanaam sos kuréel goo xamante ne ni mboolem tijaan yi ci garbu ifriqiya fexe na ba jokkale leen ak loolu ngir yar leen ci pas-pas bu bon boobu li hazihi al aqida boobu mooy ban mooy aqidatu wahdatul wujud nga ne Cheikh Ibrahim Niass zaawiyaam ak liggéeyam ak li muy yar ay taalibe mooy ci pas-pas boobu te pas-pas boobu noonu wax nga ci sa téere bi clairement que ne pas-pas bu bon la boo xam ne ku ko gëm yéeféer la léegi nga ëlbatiku ne Cheikh Ibrahim Niass gëm na ko ca la doon yar ay taalibeem ca la samp ay zaawiyaam qu'est-ce que tu veux dire peut-être yaa ñu mag ci ay at mais malheureusement je suis désolé de te le dire tu n'es pas plus intelligent que nous parce que nag ci li ma xam ñun nàmpuñu ay meewu animal suñu meewu waajur yi lañ nàmp kon au moins am nañu benn sens am nañu benn raison kon mënoo ñoo nax waroon ngaa waxaale état bi nga leen di jox message bi lii nii ma la wax nga ne li tax ma am problème ak waa Sénégal bañ may tudd di ma wax lu ñaaw mooy dama xool seen mag yi ñu gën a fonk ma askan leen ne dañoo gëm ay pas-pas yoo xam ne ku gëm loolu yéeféer la loolu nga waroon a wax tey jii boo ñëwoon tey jii exemple bu terre à terre boo ñëwoon ne Macky Sall ngay bind téere par exemple communisme lu bon la nangam wax ci communiste yi lu nekk wax ci nazisme lu bon la nangam léegi ci biir téere boobu nga daal di citer benn politicien bu mag nga ne dafa gëmoon pas-pasu nazisme lan nga bëgg a wax bu fekkee bëggoo wax ne kooku lu ku bon la kooku nazi la kon lan nga bëgg a wax kon boo waxee ne aqidatu wahdatul wujud aqida yéeféer la ku ko gëm yéeféer la weddi yàlla la mooy yàlla la ba pare nga ëlbatiku ne Cheikhu Tidiane moom la gëm Cheikh Umarul Fouti moom la gëm Cheikh Ibrahim Niass moom la gëm moom la doon jàngale moom la doon yar ay taalibeem qu'est-ce que tu veux dire et après tu oses venir jusqu'au Grand Théâtre mu dire que yow saaga woo benn mag say taalibe di wër ci plateau yi naan saagawu leen benn mag mais arrêtez léegi loolu premier message bi mu jox état la deuxième message bi mooy message de sécurité et de paix bon sur la forme ku nekk mën na ci d'accord ci woote ci jàmm
parce que jàmm moo gën lu dul jàmm. waaye nag sur le fond ki woote ndax moom mooy la personne la mieux autorisée à en parler ki woote ndax kuréelam ñoom ñooy kuréel bu mieux placé pour wax ci jàmm ki woote ndax pas-pasam mooy pas-pas bu mieux placé pour wax ci jàmm. lii ci fond bi lu ñu war a xool la te waroon nga kaa waxaale état bi ngir yàlla bépp salafiste buy waxati di woote ci jàmm nañu baal mu fàttali ñamiy waxat kene leen ñoom ci seen gëm-gëm ñoom ñiy woote ci jàmm dafa bokk ci ne comme li seen sëriñ Cheikhul Islam Ibnu Taymiya wax ne képp ku gëmul ne yàllaa ngi toog ci kaw asamaan si mën nañ koo joxañ ak baaraam nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat loolu bokk ci li ngeen di wax. maanaam venez et présentez-vous que waaw nous sommes les ahlus sunnati wal jamaa nous vous appelons à la paix et à la sérénité ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi parce que ahlus sunna ci yoonu jàmm lay woote ñun ñooy kuréel bi nga xamante ne nag ci suñu biir suñu sëriñ Ibnu Taymiya bind na ne képp ku gëmul ne yàllaa ngi toog ci kaw asamaan ñu mën koo joxoñ ak baaraam nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat ñun ñooy kuréel bi nga xamante ne suñu sëriñ Cheikhul Islam Ibnu Taymiya bind na ne képp kuy julli tisbaar wala tàkkusaan wala timis wala gee wala suba di biral sa yéene nañ la tuubloo boo tuubul ñu dagg sa baat ñun ñooy kuréel gi nga xamante ne suñ sëriñ Barbahaari bind na ne képp kuy toogaaleeg nitu bidaa nañ dagg sa baat maanaam yow mi toogaaleeg nitu bidaa yaa gën a yées ci kaw suuf waxaale leen loolu wax leen ñu mel noonu ba pare ngeen boole ci sax ne suñ sëriñ Muhammad ibnu Abdul Wahab bind na ci téere bi waa taalibeem yi dajale mu tudd ad duraru saniya fil ajwibati najdiya ngeen ne leen ñun ñooy wahabiste yi topp Muhammad ibnu Abdul Wahab mi nga xamante ne moo wax ne képp kuy seetaan télé kooku yéeféer la parce que télé matière la boo xam ne dafay jëmee nit ci yéeféer ñun ñooy ñi nga xamante ne suñu sëriñ bind nañ ne képp kuy dugal sa doom yi ci éducation occidentale yow yéeféer nga dañ laa war a rey sa alal dagan na ñun ñooy ñi nga xamante ne suñu sëriñ yi bind nañ ne képp ku wax laa ilaha illallah bu àndut ak juróom-ñaari charte du la jëriñ dara tu restes un yéeféer dee leen wax loolu ngir yàlla dee leen wax loolu dafay gën a faire passer votre message quoi dama leen koo ñaan rek léegi nañu déglu Ahmed Lo benn discours bu mu waxoon te ngir yàlla na ngeen ko di boole ci seen message de paix yi ngeen di joxe ak exemple de paix yi nañ ko déglu. bu dendeeg ñi xuus ci biir bidaaya di ci dund guddi ak bëccëg mu jàppe loolu mu nekk lu woyafalal leen loolu du dundinu ahlu sunna rawatina nag di ko bokk ak ñoom wala yaasu billah kon njuumte la ci koo xam ne dafa askanoo ci alkitaab wa sunna mu jàpp ne mën naa xuus ci biir bidaa wala muy jëflante ak waa bidaa ci yenn jëflante yi waxuñu ne buñ jaxasoo ak moom bu mu wax ak moom bu mu def ak moom war na koo laabiiri war naa wax ak moom war naa jëflante ak moom waaye day bu mu bëgg ci bidaa bu mu ca bokk bu mu jaxasoo ak moom ci bidaa yi léeg-léeg dañuy seetlu lenn ci ñuy askanoo ci sunna la ñuy muñal waa bidaa buñ ko muñal sax seen mbokk yi nekk ci biir sunna bokku njuumte lu rëy boo toogee mën a wax ju leer nañ ñi critique sax sa mbokki jullit yoo xam ne ci sunna lañ nekk ba nag boo wéetee waa bidaa ne jàll ci bidaa yi ñuy def wala sax ñu wax ci sa kanam wax yu doy waar nga dégg ko ba àggal ne ci jàll ba noppi teew fañ nekk loolu lu mat a wattandikoo mbokki jullit. ok déglu nañ son éminence ki doon wax ni moom mooy son éminence Mawlana Cheikh na docteur Mouhammad Ahmed Lo radiyallahu anhu nee na waa sunna te waa sunna bu ko waxee mooy ñoom ñiy sol seen tubay rakk yi nee na dafa bokk ci seeni njuumte ñiy toogaaleeg waa biddaa bu ko waxee mooy képp ku nekk Sénégal te gëmoo mbiram wahabisme wala salafisme wala ibaadu rahman moo xam ngay murit wala ngay tiijaan wala ngay xaadir wala ngay laayeen wala ngay naqshabandi wala ngay whatever tant que gëmoo la ñu gëm yow ci waa biddaa nga bokk. léegi nee na njuumte la ngay toogaaleeg ñoom te doo leen critiquer ca yi ñuy def doo leen wax seen ñaawteef yi ñuy def maanaam lan la message bi di joxe mooy li war a nekk seen rôle mooy foo dajeeg murit bi toogal nga critiquer ko wax ko ay ñaawteefam foo dajeeg tijaan bi toogal nga critiquer ko wax ko ay ñaawteefam. léegi loolu bu fekkee moom la ñu nar a def ci Sénégal Ahmed Lo war ngaa laaj état bi wala état bi war nañ la laaj lii bu ñu ko defee jàmm lay jur wala ay lay jur donc déjà ki amee discours bu mel nii di ko wax ay taalibeem
il est mal placé pour wax ci jàmm. buy nit ñi di wax ci jàmm dafa war a mujj a wax njëkk a noppi bu mënee ñàkk wax sax moo gën. nañ ko dégluwaat ci beneen discours boo xamante ne moom moo ko wax ba léegi ñi déglu ba xam kii wax ci jàmm c'est la personne la plus appropriée à en parler, oui ou non. Bismillah. l'islam sant leen nga bàyyi xew social diggante ciit ak ngénteeg lu mel noonu nga ñëw ci yeneen yi nga xam ne nag l'islam da koo santaane wut sax nag faf nga xam ne benn day dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre biddaa. may leen ma leeralal leen li mu bëgg a wax nee na maanaam da nga fay bàyyi mbiru social dina leeral après da nga fay bàyyi mbiru social ñëw ci li nga xamante ne l'islam santaanewu ko sax faf benn dafay dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre bidaa mooy yàlla safara la jëmee nit bidaa safara la jëmee nit léegi nañ déglu mu wax ñu yan ñooy mooy yàlla yooyu ak bidaa yooyu nañ ko déglu mu waxal ñu ko ak làmmiñam. nag l'islam da koo santaane wut sax nag faf nga xam ne benn day dugg ci cadre mooy yàlla wala mu dugg ci cadre bidaa dugal ma ca sarax ya 3 jours yaag 40 jours yaag annuel baag saa bu at ma del si ñu delluwaat gàmmo yaag màggal yaag cant yaag yépp nga xam ne lenn lu ci ñëw lu nekk boo compté ci at mi ñaata lañ ci rey ci at mi ay nangami junni nag ngay lim. dégg ngeen yi mu lim ne dafay dugg benn ci cadre mooy yàlla wala ci cadre biddaa mooy sarax yaag gàmmu yaag màggal ya léegi ku mën a wax lii ne loolu dafay dugg soit ci cadre mooy yàlla wala ci cadre biddaa te nga xam ne ñi ngay waxal ci Sénégal ñi nga jëmale wax jooju dañoo gëm benn ci yooyu wala ñi gëm yooyu yépp ba pare nga ne dangaa bëgg a nekk ak ñoom ci jàmm ñi bàyyi la ci jàmm yow nga nekk ci jàmm waroon nañ koo laaj ñoom ñi toogoon foofu ci kanamam Cheikhana Dawtor wax ju mel nii naka la ko nit di gëmee ba pare di nekk ak nit ñi ci jàmm. ay nangami junni xar ngay lim ay nangami toni ceeb ngay lim te lenn lu ci nekk ci benn bés lañ koy xëy faagaagal mu jeex yu mel noonu bu amee ci am réew moo xam ne liggéeyu seen koom-koom demewul noonu yàq gi àgg foofu te mu doon mbir yoo xam ne kenn ñemewul a toog di ko tudd itam maanaam même ñi wax ci wàllu économie ak ci ay gouvernement ak yu mel noonu dégg naa sax ñuy wax ba naan wàllu tabaski yeeg ak yeeg yu mel noonu dañ ko war a organiser waat seet yeeg yu mel noonu yàq gi nekk fii mooy lu réy li foofu la nekk mais ki toog ci këram ba am biyam ba mu aji dem di aji kooku beneen affaire la alali boppam la yor mais ki ñëw jël koom-koomu réew mi nga xam ne mooy jur gi ñu yaakaaroon ngeen di ko jënd di participer di ko jënd di jënd ba jënd ci lu mat 30 000 am na benn xew-xew boo xam ne 30 000 teet yooyu nag moom la jëriñ ci benn bis lu populaire moo ko bind 2 millions ci ay ganaar sëñ bi loolu réew mu mel noonu seen koom-koom fan lay taxawee ku mënta régler yooyu ba mu tegu ci aw yoon koom-koomu réew mi ci wàllu développement bu yaatu doo ko mën a régler loolu mooy li wér. d'accord yaakaar naa ñoo ko dégloondoo ñum ñëpp Cheikhana Dawtor wax na ne radiyallahu anhu nee na xew-xew yooyu nga xam ne mooy gàmmu yaag màggal yaag sarax ya il les a cités nommément nee na ay yàq la parce que liñ ci rey ci ay jur maanaam xar yaag ginaar yaag yooyu ba lim ba joxe lim nee na xaw ma 30 000 têtes ak 1 million ginaar nee na loolu yàq économie réew la. léegi man tijaan bi wala diw sàngam murit bi miy dégg loolu nga di ko wax ne ko yam yi def yàq économie réew la mooy ne kon yow boo fi amee doole loolu daf fiy jugee parce que da ngaa jàpp ne yàq la te moom mu gëm ne loolu luy doxal économie réew mi la kooku naka nga mën a àndeek moom ci jàmm ngir yàlla naka nga mën a nekkee ak moom ci jàmm laa bëgg a xam. léegi ndax mës nañoo am benn wootekat wala benn jàngalekat ci Sénégal wala benn docteur ci Sénégal bu mës a ñëw tenir discours bu mel nii kon Ahmed Lo bu sénégalais yi jëflante ak moom lu wuuteeg nañuy jëflante ak yeneen boroom xam-xam yi moom moo ko yóbbee boppam. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ne albaadiu azlam ku njëkkee ka commencé moo tooñ parce que docteur yi fi mës a ñëw yépp jàngi ci àdduna bi yépp mësu ñoo ñëw di attaquer nit ñi façon bi ak yu gën a virulent yi yu gën a bon yi yow nga ñëw def ko ba pare ne nit ñi dañ la may jàmm olof yi dañuy wax ne
ku boot bukki xaj baw la ku bindoo ni ndënd xaw ma ni tama ñu tëggee la ñaari boor. loolu mooy li wér kon am réew la nekk. donc nee na li mu wax ni mooy li wér li mu wax ni que ne gàmmu yi yàq la biddaa la mooy yàlla la màggal yi yàq la biddaa la wala mooy yàlla la sarax yi yàq la biddaa la wala mooy yàlla la luy yàq économie réew la nee na loolu mooy li wér loolu mooy li wér léegi ku am ay taalibe di leen jàngal lii naka nga bëggee jàngal nit lii ba pare nit du radicaliser wu forcément il va se radicaliser kon Ahmed Lo état bi ak autorités yi nañu xam ne moom moo boot bukki moo tax xaj di ko bëw te radicalisme bii ak extrémisme bii moom moo ko jàngale ci Sénégal moom moo ko fi commencé moom moo ñëw wan ay taalibeem ak ñi ko gëm que ne li fi waa Sénégal nekk yëpp ay caaxaan la il faut nga delloo leen ci l'islam bi wér liñ fi nekk yëpp du diine loolu moo nekkoon ci ay téereem moo nekkoon ci ay discours am léegi nag bi mu demee ba jaaxle bëgg a def opération de séduction moo tax mu commencé di changer discours naan ay Serigne Touba ci alxuraan ak sunna la nekkoon ay nañu woote ci jàmm ay kenn mënumaa génne sama dëkk loolu bi mu demee ba jaaxle la moom la alxuraan di wax ne bu ñu duggee ba muy wax ci yéeféer yi bu ñu duggee ci géej seen gaal yi di waaj a lab daawullaha muxlisina lahu diin bu ñu demee nag ba mucc commencé di bokkaale waat yàlla